jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24.net ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp seen émission lamb bi tey ñëw fii ci Parcelles Assainies plus particulièrement unité 24 seet si fi un grand champion kenn dootu ko présenté ci réew mi c'est le roi des arènes kooku mooy sunu papa sunu père Manga 2 ñu fas yéene ko seet si fas yéene waxtaan ak moom. gëj nañ ko gis nag mu wàcc mais semaine bii ñu génn mi ngi woon foofu ca Fimela organisé fa woon benn événement boo xamante ni événement bu extraordinaire la c'était très bien passé ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24.net papa maa nga ñu ngi lay siyaar. maa ngi leen di fay Sénégal 24 di leen sant bu baax a baax ci visite bi ngeen ma ñëw rendre tey ci suma kër pour ñu waxtaan ci wàllu làmb. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax donc di leen gërëm aussi émission bi ngeen def keroog boo xam ne def ngeen ko mu nekk organisation bi ma amoon Fimela di gërëm waa Fimela yëpp di gërëm amateurs yu fàtte woon yëpp même ñu fàttewul ci seen xol nekkoon foofu mujj ñëw ndax yàlla defoon na mu réussir bu baax a baax mbër yi aussi maa ngi leen di remercier. c'était très bien passé quand même. waaw sant yàlla bu baax a baax. ci tënk rek. boo ñu doon ñëwal tey kan mooy sunu papa Manga 2. waaw sa papa Manga 2 yaakaar naa su waxee Manga 2 rek làmb la ñuy wax mais suñu waxee beneen tur duñu wax ci làmb mais Manga 2 turu làmb la waaw boo xam ne dama bëri lutte traditionnelle dañuy wax mbapat ñëw ci arène yàlla defal ma fi ay sutura yu bëree bëri. tey ñu ñëw ci li nga xamante ne jot nañ ko for ci yow mooy li nga xamante ne nii jafe woon na. ba tey gisuma ku ko def mooy nit koo xamante ne nii dugg na ci làmb dem ba benn moment mu bàyyi définitivement ñëwaat marqué empreinte am ci wàllu làmb loolu sunu papa Manga 2 confiance boo amoon la pour bu ma ñëwaatee voilà loolu nan la demee exactement. noonu la ma dama ci sant yàlla rek sant suma waajur bu baax a baax ñoo xam ne ñoo ma accompagner sant suma jawar boo xam ne à chaque fois su ma amee événement ci la nekk ba jeex. sant suma doom yi ñu fi nekk ak ñu fi nekkul yëpp donc làmb cosaan la ma juddoo ci ndax suma papa bëri na suma mag yi bëri donc ma fekkee ay suma mag di bëri encore ma toppa seen tànk ba nekk champion. tey ñu ñëw ci li nga xamante ne nii jafe na ci làmb bëre ba ci digg ba bàyyi définitivement ñëwaat marqué sa empreinte loolu lan moo ko waral. am entourage bu baax. staff bu baax am conseil yu baax ndax bu ma demee ba bàyyi pour ma dellu soit écurie Séeréer moo demandé suma dellu soit parce que dafa fekk xale yi ñu yaakaaroon ne dinañ jël relève bi am échec. ñu mel comme Maam Jamaan ñu mel comme dem si yàlla Lang Sané ñu mel comme Ibou Ndapa ñu mel comme Aliou Diouf bu nekk en France tey donc yaakaar naa ne échec la ñu def vis-à-vis de seen adversaire ci la écurie Séeréer waxtaanante pour ma dellu soit parce que mooy bàyyi bari waru moon a bàyyi mais dama amoon ay ndog-ndog loolu moo nekkoon suma bàyyi ak suma dellu soit ñoom ñëpp ñu d'accord ci parents yi d'accord ci staff bi yëpp d'accord ci ma dellu soit ma dellu soit aussi yàlla defal ma sutura ma ñëw ak ay victoire nekk ci dynamique bu am solo. waaw bu dynamique bu am solo ci laa bëree ak ñoom Tyson. waaw ci laa bëree ak Tyson yàlla jox ko ndam. ma dellu soit bëree ak ndem si yàlla tubaabu joor daan ko ma bàyyi làmb ji. waaw complètement bàyyi làmb ji complètement en compétition mais bàyyiwuma làmb ji parce que maa ngi organiser ay gala de lutte avec frappe maa ngi organiser ay gala de lutte traditionnelle ba xam ne encore bu ma jógee Fimela barke dem dimanche bi le 9 arène Adrien Senghor lay dem de Grand Yoff dem mise en million waaw mise en million boobu innovation laa def encore boo xam ne maître Assane Dioma Ndiaye ak ñoom ñu nekk en partenariat ñu noo nekk en partenariat pourquoi ñu nekk en partenariat parce que ñoom dañuy xeex pour emploi xale yi di xeex pour immigration clandestine bi donc ñu accepter accompagnement ñu nekk en partenariat pour organiser incha allah dimanche bi ñëw teg ci madame Ndiaye boo xam ne toujours des def des œuvres de bienfaisance de la 2STV bu El Hadj Ndiaye
donc ñu tuddee ko drapeau bi c'est pas une première aussi pour elle moom dina ñëw ci arène. mu mel ni sa diggante ak 2STV yi kóllëre moo fa sax. waaw kóllëre la parce que xam nga El Hadj Ndiaye tukulóor la ma nekk séeréer. donc tukulóor jaamu séeréer. non bul yàq wax bi quoi bul yàq wax bi donc je pense que dañuy jàppante loo xam ne ci jàppante bu wóor la nekk dëgg moo tax yàgg nañu te depuis lors ba léegi kenn ci ñun amul problème ku nekk lu mu wax moromam rek dina ko respecté te loolu mooy ànd. tey ñu ñëw ci li nga xamante ne nii ci wàllu làmb la ñuy ñëw en général tey sunu papa Manga 2 def ay preuve am ci làmb bëre doon roi des arènes dem ba tekki ngembam taxawal benn structure bu ñuy wax Manga production ñu gëj ko gis nag à part événement bi mu mujjee tëgg film la ak bi mu jëm incha allah rabbi foofu ci Adrien Senghor maanaam toog bi nga toog te kenn gisu la lan moo ko waral. toog bi ma toog te kenn gisuma xam nga yàlla su la nattoo dañ koy accepté donc yàlla def ma natti woon am suma doom bu nekkoon en France. gaañoo fa muy la wax nga dëgg donc bi ñu ñëwee toog yaakaar naa ne dama koy ñaanal yàlla xare ko arjana donc il me fallait ma toog un an sans activité. donc ci loolu bu ñu paree ba pare suma doom yi rencontré wu ñu mel comme René Ndiaye ñu mel comme Émile Ndiaye ñu toog mu ne papa non pour nga reprendre sa activité yi mais ndànk noo ko buggee rek. incha allah donc je le remercie aussi. ñu amee xel boobu toog ak man waxtaan ak man suma doom yi. ak suma set yi yëpp. donc maa ngi leen di remercier ci loolu. waaw te ñu ñëw rawatina nag suma jabar. incha allah rabbi ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax au passage. tey làmbi démb ak làmbi tey man làmbi démb li may doon xale su ma daan gis mbër dugg si rek làmbi démb laa wax de bu dugg see tag rek di nga xam kii ban ethnie la bokk mais loolu amatul. mooy cosaan bi ma la wax rek mooy cosaan bi gëm cosaan bi mooy loolu ndax séeréer bu mu doon dugg si di nga xam ne séeréer bi mu ngi doon dugg si olof bi mu ngi su doon dugg si ak fukki sër ak juróom yi yu mu tàgg di nga xam ne olof bi mu ngi dugg si su jëlee micro bi di nga xam ne olof mooy bàkku te séeréer bi mënul bàkku olof trop waaw fecc la mun jël sor bi jaaje yi sànni ko ñëpp xam ne Double Less su doon dugg si ci lam ñëpp dañu xam ne Double Less mu ngi dugg si ci lam dañuy dox si tama yi di tëgg moom mu romb garab yi di tag joolaay yëpp di yëngal garab yi branché yi donc ak suñu papa Falaye Maam Góor gi Njaay su dugg si ci lam di nga xam ne Maam Góor gi mu ngi dugg si Mbaye Gueye su dugg si ci lam di nga xam ne day dugg si ci lam Robert su dugg si ci lam di nga xam ne Robert Diouf mu ngi dugg si ci lam et cetera et cetera. mais lan moo tax identité remarquable boobu gisatuñ ko. non ñu ngi gis am na ay xale yoo xam ne ñu ngi ko def parce que. su amee tamit waaw bariwul Ahmed Sène gis naa ko mu def ko tout récemment. surtout ma dernier combat. waaw kii Boy Bale aussi gis naa mu def ko aussi ci combat am. du Ama Baldé. non du Ama Baldé kii Zargo la non xaw ma Zargo booy yooyu donc gis naa ko mu def yëfu séeréer. ñëw bàkku cosaan. waaw tey suñu ñëw ci làmb fi ñu toll nii mu ngi avancé wala avancé wu. non financièrement làmb mu ngi avancé. financièrement parce que xale yi lu ñu fayee ko tey ñu fayeeku ko. ok xale yi bu ñu dem ba di fayeeku ay 50 millions ay 100 millions ñun mosuñ ko am. donc làmb mu ngi avancé. peut-être combat yu mag yi ñoo jafe léegi. mais yow sa premier cachet ñaata la sa premier cachet. non sama premier cachet su ma la waxee da ngay rees 6 000 francs laa ñu ko bëre man ak Boy Palmé wu. mais 6 000 francs boobu xam naa mu doon ci yow lu rëy. waaw lu rëy non en fait xaw ma woon xaalis bi victoire bi laa sàmmoon parce que bëri naa moins de 6 000 francs parce que bu ma dem ci àll bi morceau drapeau laa doon bëre rek su ma jëlee tissu drapeau bi mu nekk lu rëy ci man su ma ko indee dëkk ba yëpp day kontaan. mu mel ni daal mu mel su ma la déggee da ngaa mbapat. waaw mbapat mais bu may bëri ak Boy Palmé noo ko doon mbapat. door la woon bu may bëri 6 000 francs bi. mais ci mbapat bi ay drapeau ay nag la ñu doon bëree waaw. mais tey làmb ñu gis ñu jël ay mbër yoo xamante ni récemment bi ñu retraité yàggul bi ñu jubilé léegi intégré leen ci biir CNG sunu papa Manga tamit doon nañ ko dégg ñu ne intégré nañ ko ci biir CNG mais mu mel ni làmb fi mu taxawoon la taxaw wala mu gën a wàcc loolu lan moo ko waral. non loolu c'est un peu bizarre
dafa am changement bu amagul te mu war a am su fekkee ne dafa am ancien lutteur yoo xam ne ou bien ancienne gloire yoo xam ne dañuy ñëwaat dugaat ci CNG je pense que innovation waroon na am donc ñun aussi en tant que ancienne gloire ou bien ancien lutteur ñu nekk foofu am na ñoo xam ne war na mun a am mais quand même CNG mu ngi liggéey da ngay xool làmb bu fu mu toll woon ba fu mu egsi donc je pense que CNG am na lu mu liggéey diggante am ak mbër yi diggante ak cachet yi ak ni mu sécuriser mbër yi donc CNG am na lu muy liggéey waaw. parce que dañoo jël ku ci mel ni sunu papa maa ngi intégré ko jël ku ci mel ni Yékini intégré ko jël ku ci mel ni Mohamed Ndao Tyson intégré ko te boobu ba tey dañoo gis pratiquement fi làmb taxawoon ba tey foofu la taxaw. non ñooñu yëpp ay conseil lañu ñun ñëpp ay conseil lañu conseil aussi dafa am fu mu yem. ok conseil dafa am lu mu yem da ngay digal nit bi mun nga ko digal mu def lu nga wax comme mun nga ko digal mu bañ a def lu muy wax. ok waaw. làmb actuellement les composants de la lutte est-ce que jotul ñu gën a toog gën a waxtaan. non les composants de la lutte ñu ngi waxtaan mais waxtaan bi dafa am xam nga ku nekk aussi lu gën a indi affaire yooyu ci promoteur yi la. waaw parce que tey su ma buggee dara nga bugg dara ba pare yow nga ñëw ñu waxtaan ci 50 000 francs ma ñëw imposer 100 000 francs donc mbër bi ci 100 000 francs boobu lay dem donc loolu def na défaut ci loolu. mais pour man loolu war na saafaraw ndax tey promoteurs yi ñu ci bari am nañ seen ay association pour man loolu war na mun a indi benn concertation boo xam ne làmb waratul am problème boobu. waaw war na indi concertation mais xam nga kuréel boo gis rek dafa am ñu ay nit yoo xam ne dañu ànd ci kuréel boobu am na yoo xam ne dañu ànd ci kuréel boobu donc jeune promoteur yooyu am na ñoo xam ne soit association la ñu nekk ou bien ñoom groupe la ñu nekk yu mel noonu. am na tamit beneen genre kuréel boo xamante ni ci jeune promoteur yooyu tamit ñoom ñu ngi à côté. waaw loolu xam nga loolu. aussi est-ce que loolu bokk na ci liy doxal làmb. non loolu mun na doxal làmb comme mun na yàq làmb parce que bu boobaa gis-gis yu bokk. parce que concertation bi war du am. mais ñëpp suñu nekkoon benn toog di waxtaan xàccandoo di dóorandoo yaakaar naa loolu moo leen di gën a jox doole. mais tamit pour man ñoom ñëpp bu ñu nekkoon benn def ko benn association ci la làmb di gën a bénéficier wu. non làmb def ko benn mënul nekk benn parce que promoteur bu nekk intérêt am lay promoteur bu nekk xaalisam la yor moo xam lu mu mun a financer ak lu mu mënul a financer donc mënuñu promoteurs yi mënuñu nekk benn di organiser ku nekk mooy organiser boppam ku nekk moo xam fu mu amee xaalisam fu nekk moo xam combat yi ko neex mu organiser ko. te ñu ñëw tey ci Parcelles Assainies suñu papa Manga nekk Parcelles Assainies unité 24 le roi des arènes di yeewoo Parcelles Assainies loolu ban satisfaction la suñu papa Manga. satisfaction bu rëy parce que soo nekkee ci gox ñu bugg la jox la seen bopp loolu da nga ciy sawar bu baax a baax même en dehors ci làmb xale yi unité 24 ci gox bi ma nekk ñoom à chaque fois chaque année dañ ma sollicité pour ma nekk seen président yàlla di ma defal sutura aussi saay bi ma ñëwee rek am ci ndam comme ren am naa ci ndam jël coupe daaw ñëwuma woon dama bàyyoon parce que jot bi bëri woon daawati jeeg aussi man maa jëloon coupe bi donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci cofeel boobu bu ñu am ci man lamb aussi nekk Parcelles mu am ay champion mbégte la ci man parce que quoi qu'on dise gis ngeen le jeune Papa Sow moom moo doon def assemblée générale Modou Lo gis ngeen ko donc yaakaar naa ñooyu yëpp Parcelles la te ci assemblée bi gis naa foofu Modou Lo gis ñeneen champion foofu ñëpp génne si loolu mooy fort Parcelles Assainies parce que ku xawle rek ku am bés rek ñoom ñëpp jàpp nañ ci bés boobu donc maa ngi leen di remercier fu ñu teg tànk seen tànk ci loolu yàlla jàppal leen ci tànk boobu képp ku am bés rek ñoom ñu xam ne ñoom ñëpp am bés boobu. mais jóge bi Papa Sow jóge écurie Fass est-ce que du am lenn lu muy handicapé waa Fass. non loolu du dara mbër yàgg na di jógee fii dem fale loolu du dara. yow jaar nga Fass. man Fass laa dëkkoon mais jaaruma Fass ci séeréer yi laa jaar. bu ma ekkee foofu laa nekkee champion foofu laa mbapatee foofu laa nekkee champion foofu laa nekkee roi des arènes écurie séeréer. est-ce que tey sunu papa Manga leader yi nekk Parcelles ku ci mel ni Papa Sow comme Yékini Junior Modou Lo Gora Sock Franc est-ce que am na ak ñoom benn relation boo xam ne relation bu particulier lay doon. non awma relation bu particulier parce que soo waxee relation bu particulier day nekk koo xam ne dañu seentante di waxante di joxante conseil ci seen combat ou bien di dox ci seen combat non Parcelles la ñu rek suñu amee bés
suñ ma ko waxee dinaa la ko ñaanal yàlla defal leen jàmm. nga andi sa xel ak sa xam-xam. waaw parce que man aussi dama yor ay xale. dama yor une école. waaw te école bi am na xale yu nekk Parcelles yu fi dëkk. waaw.